fanweeri simili moo tegu ci juróom-ñaari waxtu xibaar yi léegi lay doon ak Mamadou Mohamed Ndiaye gannaaw bu ma la nuyoo Ndiaye ana lan moo nar a gën a fës ci xibaar yi. Ajaratu Matassi Binta Diallo maa ngi lay dellu nuyoo bi maa ngi nuyoo téléspectateur yu télévision Futurs Médias ci kanam tuuti danañ leen yegg li fi gën a fës ci xibaar yi. télévision Futurs Médias xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci artisan yi ca diwaanu Yoff ak li ko wër ci doxub ñaxtu ca la ñu jëm bu ñu saafarawul seeni jafe-jafe ak càkkutéef yi bokk na ci wutaleen fu ñu nekk waaye it koppar yi nga xamante ne ji état bi tegoon na ko ngir ñi seen bët xonq ci woppi Covid 19 bi ñoom it ñu mën a jot seen wàll. xeex ki ñuy xeex inondation yi ci diwaanu Kër Massar liggéey yi nga xamante ne ji moo ñeel drainage ndoxum taw ma foofee ma ngay wéy lépp war naa yemb ba ñu jébbale ko ci weeru mai gi ñu dëdmal loolee ki ko xamle moo di Oumar Gueye jëwriñ gi ñu dénk collectivité territoriale ba mu fa demee doon nimmiku liggéey ak fa mu toll rawatina phase d'urgence bu projet 2. parti politique yi ne jasar ci réew mi parti diggante sosu nee nañu fii ci Sénégal lu ëpp ñetti téeméeri parti politique ñoo nga fa loolee ndax bokk na ci liy sàmm démocratie ak i doxalinu politique ci réew mi am ñu gis ne li ko sabab bokk na ci démocratie ak ni mu ñàkkee ci biir parti politique yi moo tax ñu ci bari dañu bëgg a génn fël seen yoonu bopp. leneen lu ñu seetlu ci wàllu aada ak cosaan mu di acteur culturel yi ñaari bare na ci ñoo xamante ne ji bu ñu demee ba tollu diggante baa ñu jëm ak ci ay jafe-jafe la ñuy nekk wopp du ñu mën a faju baa ñu nekk ci diggante takk bu mujj bi moo di Abibou Diop Baye Ili ana lan moo koy waral ak it nees di def ba jële fi loole des na ci ànd ak Maymouna Ndiaye ci xibaaru timis yi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxee lu ñu faram-fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru timis yi ak lu ñeel artisan ya ca diwaanu Yoff tey jii gonte nañu ab janook taskatu xabaar yi wax nañu fa seen càkkutéef yi bokk nañ ci ñu wutal leen barab bu ñu mën a nekk waaye it koppar yi nga xamante ne ji état bi génne woon na ko ngir jàppale ko ñi seen bët xonq ci mbas mi ñoom it ñu jot seen wàll nee nañu lii buñ ci teelu te jëli matuwaay saafara leen seen i tawat bu ñu moytul daañu amal ab doxub ñaxtu ñu ànd ceeg Ibrahima Kane. ñu nekk ci miiru aéroport Léopold Sédar Senghor bi mécanicien wala sax soudeur métallique ñu fekk leen ci seen liggéey ñu dajaloo ci fédération bi mbooloo mooy doole ñoom artisan yi ne mel ne dañ leen beddi ci réew mi tey jii bokk na ci li ñuy sàkku ay site de recasement. palaasu liggéeyukaay yi nga xamante ne si moom lañ yàgg demandé état te fi nu nekk bokk ci moomeelu état te nu gis ne fi nu nekk xat na lool te état moom li ci ginnaaw fi nu nekk. te borom kër yi ñu ngi tabax jegenu lool ba xat nu lool ba nga xamante ni yoon wi day déborder ci biir mi ngi koy joxe ndax am na ñaar ñu fi jox te ñaar ñu fi jox ay citoyen leen comme ñun te gënul nu fee yey kon donc lim nu jox nanu yaatalal ci biir ndax bëgg nañ ko def ay garage moderne yoo xamante ni si képp ku fi ñëwati di nu respecté. ñu bokk ci ñi jafe-jafe mbas mi di Covid 19 laal ñoom artisan yi yaakaaroon ne dinañu jot ci programme de résilience bu nguur gi wante nee na ba léegi furaas daal di xëddeem. bi Covid bi demee ba ñëw banque mondiale dafa génne 4 milliards pour Covid bi 4 milliards yooyu ñu def ci ay kit quelques personnes lañ ci jox ñi si des yëgunu tinu ba nii nuy wax ak yéen 35 milliards yi nga xamante ne si président de la république Macky Sall dolli na ko ci ministre Dame Diop ba léegi 35 milliards yooyu ñu jaare ko ci Wizall Money yi muy 150 000 ñu bari ci ñun jotuñu ci. ñoom artisan yi nekk ci muru aéroport Léopold Sédar Senghor di interpeller seen ministre de tutelle ngir nag seeni jafe-jafe ñu indi ci ay saafara ci loolu ñu ne dàquñ nag ne ci fan yii di ñëw bu fekkee ne amul benn solution ci seen problème dinañu génn ci mbedd mi. juróomi téeméeri njaboot ñu ne woon ci cité marine bu ñu moytul ci mbedd mi la ñuy fanaan sabab li moo di ci génne leen la ñu jëm loolee nag njabootoog sekk yi nga xam ne ñoo moom pàkk boobee ne duñu ko dégg ak benn nopp duñu ko nangu mu jur coowal suuf ca boobu le diwaanu Ousseynou ci am ciy leeral. coowal suuf jubaat fii ci diwaanu Tëngéej fële ca cité marine foofu ci lu tolloog juróomi hectare lu tolloog juróomi téeméeri njaboot tabax ko dëkkee ko ba noppi ñoom ñoo nekk nag ci njaaxare ci seen janoo ak taskatu xibaar yi njaboot bi jàpp ne moom barab boobu ne dañoo bëgg a fuqati seen suuf soosu ci lu ñu tegul ci benn yoon. naka la doole ma ne fekk moroomam puus ko jël baat teg ci kaw baat bind teg ci kaw bind naka yow li nga moomoon moomatuloo ko bi ñu ko xoolee gis nañ ne moom àllakan suuf si nga xam ne moom lañ jox waa Getran société bu ñu naan Getran te waa domaine ñoo ko jox séddoo la ko des paacoo ko mu mel ni ka ngoon la fa nekkoon fa woon kawoon rek naa woon ca 1431 ba léegi la domaine doon def
la HLM doon def orgeek rumbu jeeg yi ñu leen def rek rumbu ndaat yëpp moo ñëwaat taxaw suñu kanam. mu doon njaboot goo xam ne gi ne leen jaral na leen lépp lu ne. bii nag mooy njëlbéenug liy jeex génn abadan dutul amati mooy daf ñuy jaral bekken ak nu mu ñu jaral rek dina leen ko jaral teg na si lu bekken ñu wax ne ñun askanu Lebu gii nag nee tuuti ku ñu fontoo nag parce que suñu suuf si moo mag indépendance Sénégal bu ñu koy bind fu waaye laaj nag ne yaa moom bay laaj sa bopp mën nañoo laaj suñu bopp turo nag sa turo dafa yem fii tey lii Macky xam na ko lii gouvernement bi yëg nañ ko du kayit ci tey ay kayiti kayit yoo xam ne dañu leen ko jox waaye saa yi dañ jaay ñu doole tey nag doole day jënd doole wala doole jaay moroom doole mu teg suñu bekken fii nag àll kan dana jël si ay suuf jaar si kaw yi néew wala àll kan bàyyi fii suuf mu jaar si kaw bàmmeelam. ñu fàttali ko nag fii ci diwaanu Tëngéej ak gox-goxaan yi ko wër lii di coowal suuf bëri na fi lool lu ci ëpp nag dañ ci joxoñ baraamu tuuma lenn ci service déconcentré yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi toogal nguur gi. ñi nga xam ne ñoo admis ngir di xaar concours élève maître tey ji dañoo amal ab toogaanu ñaxtu ca place Obélisque toll nañ ci daanaka juróom-ñetti téeméer li ñu bëgg daal moo di ñu recruter leen ci wàllu fonction publique ki ñuy waxal moo di njiitu réew mi wax nañu it ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu njàngale mi mu di Mamadou Talla ki amee seen kàddu Ami Diop lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Alhassane Ba. concours bi nag ba pare dañoo gis ne jël nañ quota bi nga xam ne mu ngi toll ci 2000 personnes. pour ñu dem regagner di centres régionaux yi pour mën a def formation léegi nag yóbbu nañ plus de 667 personnes ci liste d'attente bi te dañoo seetlu ne chaque année dañuy def liste d'attente boo xam ne du ñu leen mës a woo wala bu ñuy woo ñaar nit la ñuy woo wala ñett wala ñu ñàkk leen woo loolu nag moo waraloon tey ndaw yi nekk sama ginnaaw ñu ñëw taxaw fii pour mën a jàllale seen message via la presse pour monsieur président mën ko jot. di wax ne ñi ngi xaar ci yow ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo teew fii ak ñi nga xam ne mënuñu fee teew parce que dañoo nekk ci région yi nga xam ne dañoo sori. ñu ngi lay ñaan nga jël ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci liste d'attente bi muy option français di option arabe nga jël ñu dem def formation comme suñu morom yi ñu mën a dem regagner école yi mën a dem. liggéey yi ñeel balisage ak dragage bu bël ba ca Saint-Louis danañu ko tàmbaliwaat liggéeyaat ndax ñoo ngi ci waxtaan ak entreprise bu war a doon liggéey looyee jëwriñ gi ñu dénk wàllu infrastructure ak transport terrestre doon it maire bu diwaanu Ndar di Mansour Faye mooy ki ko xamle ñu ànd ceeg Ousseynou Diop ciy leeral. ndaw yi nekk ci Gandiol daal na ñuy yëkkati seen i kàddu jëmale ko ci ministre bi lépp lu jëm ci wàllu infrastructure waaye tamit di maire bu Ndar ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi ñuy nemmeeku jamono jile la nga xamante ni moo gën a tee seen xel bokk na ci lu jëm ci wàllu brèche bi ak liggéey yi nañ ko tàmbalee daal koy dakkal ñu ngay sax sàkku canal bi nga xamante ni moo nekk ci Gandiol ñu defar ko ndax mbay mi gën a mën a ñoŋ. brèche bi biñ ko toxalee ba léegi Gandiol dafa am jafe-jafe ndax ñi nga xam ne ñooy baykat yi suuf yëpp a xorom amatuñu fu ñuy bayee loolu tax na jeunes yi nga xam ne ñoo ngi doon ci bay si tool yi ñoom ñëpp migration clandestine. ñoom ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci Gandiol nag ñaan nañu nguur gi ñu daal di tàmbaliwaat liggéey yi te na mu gën a gaaw. donc bël bi day baax ñu dellu si defar ka parce que tamit même protection bi ñu gis Langue de Barbarie bu Saint-Louis Gandiol soxla na protection. xale yi nag li leen manqué leen rek la mooy ay formation manqué nañu formation ñi fi joti jot formation am seen diplôme ñoo ngi nekk fii xëy jafe leen. Mansour Faye nag ci ay kàddoom nee na entreprise chinoise bii lay dafa désister ci lu jëm ci wàllu programme bu di mel waaye nag ñu ngay waxtaan ak yeneen entreprise ngir liggéey bi mën a wéy. loo xam ne lu wóor boo xam ni luy am la mooy brèche bii ñuy wax brèche bii moom bu neexee yàlla am na beneen entreprise buy ñëw pour mën a continuer travaux yi nga xam ni entreprise boo fa nekkoon na ko commencé woon te dem ba mënatu ko def donc loolu damay rassurer maanaam les les pêcheurs ci loolu. ci commune bu Gandiol coordonnateur départemental bu coalition Benno Bokk Yaakaar ndaw yi daan nañ koy dalal ñoom ndaw yi nag jamono jëlee li nga xamante ni moom moo leen gën a ñor mooy fexe teg ay pexe ngir koom-koomu gox bi mën a soqaliku. Taïf dib dëkk bu nekk ci commune bu Kaay seetlu nañu ne lakk gu mitti moom moo fa am tey jii ci ngoon lu bari ci ay kër lakk nañu fa ba doon ab doom lu bari ci dundu ga foofee seeni borom ñàkk nañu ko am nay jur goo it faatu nañu ca lakk ga li sooke lakk gi xamuñu ko li ñu xam daal mooy ku leen ci dimbali ñu jël ndax sonn nañu Modou Mam Khady Cissé mooy chef de village su Taïf ñu déglu ko Oumar Ndiaye. matagul ñaari semaine ci gannaaw am na kër yu fi tàkkoon lu jiitu loolu am na beneen kër bu fi tàkkoon waaye bii moom dafa jéggi dayoo bii fi may waxe yow nii lu mat juróom-ñetti kër
yëpp a tàkk du ngooñ du dund du dara lépp a jeex daal waaw kenn xamul lu koy taal moom daal mbir yàlla daal waaw xam naa ne bëccëg bi ak tàngoor we ngelaw li waaw parce que fi mu tàkkee sax dafa xaw a contre ngelaw li waaye bi mu tàkkee daal lépp jeex daal xam naa sapeur ñoo gaaw a ñëw intervenir parce que ñaari oto ñëwoon nañ fi waaye jeex nañ ba damaat waaw di ñaan daal état lu mu man ci jàppale ñu parce que néegi ñax itam jegewuloo ndox maanaam bu dara ñëwee dara du fi des luñ man waaye dund bi daal moom dara desut ñuy ñaan daal lu waaye man ñuy dimbale te yàlla tax nga dimbale ñu te yàlla tax ak lu mantu doon nag moo xam ciment la parce que sonn nañ ay xat yoo xamante ni da ngay lakkale te xamoo lu lay lakkale. ñeneen a ngi ñuy faral di nekk ci coono rawatina sax bu ñu demee ba seen carrière jàpp jëm ci jeex mu di acteur culturel yi ñu gën cee ràññee artistes yi ñaare bu ñu demee ba toll ci retraite ba ñu magal bu ñu feebaree dañu am jafe-jafe ngir mën a faju léeg-léeg ñuy dund ay ñol-ñol ba mu yegg sax ji di sàkku ndimbal takk bi ñu ciy mujjee joxe moo di artiste bii di Abibou Diop bàyyi li yaram wu sutante te gisul ku ko taxaw loole ana lan moo koy waral ana lan moo ko mën a sabab Maimouna Ndiaye def na ci taxaw seetlu. ñu bari xàmme nañ ko ci écran bi lu ëpp ñeent fukki at muy bëggal askan wi ci li mu yëngatu art ak audiovisuel moom comédien bi day am lu ko metti loolu bu déggee ni artiste sàngam dafa am jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ba ña ngi koy ketal ngir dimbali ko. li nga jàng yàlla jox la ko war nga cee mën a organiser bu ba sotti lu am as tuut au moins. nga xam ne as tuut soosu war na nekk une division boo xam ne ni tey la wala démb la tey ak ëllëg ndax du añ du reer waaye lu mëtt sedd la bu amee as tuut nga xam épargne dégg nga parce que da ngay dund fii te yëf yi dañuy bette. moo ne de ngir saafara jafe-jafe boobu looloo taxoon ñu sampoon fii mutuelle bu jëm ci artistes yi ci atum 2016 wante ba léegi am na ay jafe-jafe. boo waxee nit ki ne boo bokkee yow ak ñi nga andi di kenn ku nekk bopp bu nekk dina fay juróom-ñaari téeméer nguur gi bu yow boo andee sa juróom-ñaari téeméer nguur gi daf la war a yokkal juróom-ñaari téeméer nguur gi mosuñoo jox wàllu boobu kon ñi ñuy faj ñii yëpp ñun ñoo def daal ñoo koy faj ci ñun li ñu yor. métier bi ci boppam sax moo ubbeeku ci loolu moo ubbeeku ci fànn yu bari ku mel ni man jaar naa ci rajo communautaire dirigé ko de main de maître mais loolu yëpp dafay wane ni pexe yi la yàlla may boo ko jéemul exploiter sa bopp danga am mbetteel ëllëg te bu dund rek na yàcc-yàccaar. mutuelle de santé boobu biñ ko fi sampee ñu bari dañoo rafetlu woon ba fi mu toll nii ñi ngi nemmeeku ay jafe-jafe ci wàllum artistes yi naka ciy pexe li leer ba leer mooy jot na acteurs culturels yi lii ñi yëngatu ñu mën cee dund mën cee tedd ba sax buñ jàllee ci leneen. Maimouna Ndiaye tolluwaay coronavirus bi ci réewum Sénégal ak bilan bi bàyyeekoo tey jii ci waa ministère de la santé ak action sociale jëm ci ni mbas mi tëddee ci Sénégal ci 24 heures yi ñu génn ci ni ñu ko waxee lu toll ci junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yoo xam ne def nañu ko am nañu ca ñeent fukki cas coronavirus ak juróom-benn wax nañu it ne cas yaak na mu tëddee fukki ak benn ay cas contact lañu fanweer ak juróom yi di ay cas communautaire juróom-ñaari doomi aadama kon ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi ci 24 heures yi ñu génn leneen ci wàllu xibaar mu di xeex gu ñuy xeex wàllu inondation fële ci diwaanu Kër Massar liggéey yi nga xamante ne ji dafa jëm ci ouvrage ak drainage yu ndoxum taw mi nañu ko bëggee woon ma nga nay doxee liggéey yi nee nañu daal lu aju ci juróomi bassin de rétention yu ñu fa war a def fii ak njeextel weeru mai danañ ko liggéey ba mu yemb ñu jébbale ko loolee ñi ngi ko xamle ci ndajem nimmi ko boo xamante ne ji jëwriñ gi ñu dénk collectivité territoriale di Oumar Gueye amaloon na ko ci boobu li diwaan jëm rek ci xool lii di phase d'urgence bu projet 2 bi ana fan la toll ndonga ka ciy leeral. liggéeyu tabax ay canalisation ak i bassin diggante Mbao ak Kër Massar ngir nag di pomper ndoxu taw mi di avancer nag bu baax a baax loolee waral ba ministre des collectivités territoriales ni liggéey bi nag anam gi muy doxee doon na lu dal xel. li ñu mën a noter rek mooy ñu ngi am xel bu dal ñun ci li ñu gis ndax boobu ba léegi wax dëgg la ñaari entreprise yi yendaluñu fanaaluñu ñu ngi liggéey bu baax a baax. personnel bi fa nekk bare na matériel bi bare na approvisionnement bi doy na ñu ngi liggéey li ñu leen wax rek mooy gën leen a ñaax ñu augmenter équipe yi.
entreprise yi ñu dénk nag liggéey bi yore nag ay jumtukaay yu rëy ngir sàmmonte nag ak seeni engagement kii di ministre Omar Gueye ni am na yaakaar ni délai bi ñu joxante woon ngir livrer nag lii di liggéey bi daanu ko respecté. incha allah bu ci yàlla àndee fii ak le 20 avril daañu ñëwaat toppaat liggéey bi xool fan la toll ndax bu ñu fàtte ni 31 mai daal ñun moom lañ leen appal xëy na sax loolu du seen délai contractuel parce que gis ni liggéey bi ni mu toll. ëpp na liggéeyu juróomi weer wala ñeenti weer mais entreprise yi nangul nañ ñu ni seen këmtalaay kàttan dañ ko def ba le 31 mai daal bu ñëwee dañu fekk dispositif bi nga xamante ni mooy war a gàttandu mbënd meeg yooyu pare taxaw. lu aju it ci marigot bu mbaaw ak jafe-jafe yu muy jànkoonteel te ndoxu taw mi ni ngàcc ñu war ko faa sotti foofee it am na liggéey yu nu fa war a amal. gis nañu ni fii ci marigot de mbaaw am na liggéey bu ñu for defit loolu ADM mi ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. disposition yi war a jël yëpp pour que nawet bi di ñëw ñu samp ko fi pour que nit ñi bañ a am jafe-jafe disposition yooyu daañu ko jël. yile infrastructure bokk nag ci phase d'urgence bu projet 2 bi mu doon nag dispositif de pompage boo xamante ni liggéey bu gaaw la daal dee laaj ndax dafa war a sotti laataa nawetu ren bi di tàmbali ngir saafara lépp lu aju nag ci wàlluk mbënd diggante Kër Massar ak li ko wër. waxtaane wàllu politique ak parti politique yeeg ni ñuy gën di bare ci réewum Sénégal ab xayma nee na li fi nekk ci parti politique ëpp nañu 300 parti loolee nag ci gis-gisu ñenn ñi système politique beeg ni muy doxee daal bu ñu sukkandikoo ci politologue bi di Mamadou Seck da koy xajamal am ñu jàpp ne li tax parti politique yi bari ci réew mi moo di démocratie moo amatul ci biir parti tax ku ñu fa xatal nga génn ber sa langue bopp reportage Fatou Bintou Konté. ñu ne ci dëkk boo xam ne li nga xam ne moom moo di ñi inscrire ci liste électorale yi daanaka bariwul 6 millions rek la ñu wante ñi ngi fi remarqué li nga xam ne moo di profusion boo xam ne ci pëccëxoo lay mujj ci dernier recensement bi ñu mujj def lu toll ci 300 partis politiques ñi ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal mu di jaxasoo boo xam ne dafay indi jafe-jafe ci suñu système politique bi le bu ñuy dégloo ki nga xam ne moom moo di politologue bi di Mamadou Seck. li ñu naan suñu jeu politique bi dafa fractionniste maanaam tas ko. nit ñi li ñu jugte mooy muy tas duñ ko dajale duñu liggéey ci muy dajaloo sauf peut-être période électorale ou ay coalition nga xam ne bi ay plateforme politique la mais en général suñu jeu politique bi dafa fractionniste nga xool historiquement Senghor Lamine Gueye et cetera PS UPS BDS PSAS et cetera ku ñëw rek créer parce que benn moment doo retrouver wu ci parti politique bi nga bokkoon. parti politique yu bari fii ci Sénégal ma ngay wane nag ni dafa am jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di yoreenu parti yi fii nga xam ne moom mooy suñum réew ba tax ni tamit dañuy faral di remarquer li nga xam ne moom moo di militant yi aussi dafa am crise bu ñuy faral di dund ci biir parti yi le souvent leaders yi du ñu nangul militants yi ñu wax leneen lu méngoowul ak ñoom li ñu xalaat nanguwuñu ñu wax lu waroog ñoom li ñu xalaat de sorte que militant bi bu demee ba gisatul boppam ci parti bi mais day xalaat a génn créer parti loolu aussi mu indi beneen problème mooy militantisme mooy commencé dee ci Sénégal militantisme mooy nga mën a jógee ci suuf à la base di yéeg di gravir les échelons ba yegg ci boppu parti bi. démocratie interne aussi nekk na ci loo xam ne ci parti politique yi fi mu toll nii daf fay am jafe-jafe ba tax ni ku fi gisul sa bopp rek ci ab parti dem loolu indi départ yi nga xam ne dafay bari loolu ci biir parti bii de. ki des muy ci biir parti yi démocratie dafa dul am ñaari ki sos parti bi yor doole yor alal mooy seet nu ko dex mu di ko doxale ñi ci des bu ñu demee ba xëy na gisatuñu lu leen neex ñu dem seen yoon. ba tax ni nag faaw ñu xoolaat bu baax nan la ñuy rationaliser waat maanaam defaraat li nga xam ne moom moo di parti yi lee. dafa war a taxaw seetlu ñu organiser waat parti yi rationaliser xëy na rationaliser sax du le terme approprié mais en tout cas ñu taxaw seetlu jéem a xool wan doxalin lañ war a mën a am pour que lii mën a dakk parce que. maa ngi wax ni la grande famille libérale nañu àndaat mais fi mu nekk dama weesu nañu àndaat dama ne nañu former benn parti tey PDS réew mi bokk gis-gis APR ak ñeneen ñu mel ni ñoom ak ay personnalités yoo nga xam ne xëy na yoruñu parti wala ñi ngi ci yeneen parti politique mais ay libéraux nañu war nañu mën ànd defal un grand parti libéral parti socialiste AFP grand parti URD ak ñu mel ni ñoom jóge parti socialiste ànd defar un grand parti politique.
l'armée bu réew mi xëye woon tey ji am ndaje moo xam ne dañ ci doon tàggatoo ak général d'armée aérien Birame Diop chef d'état-major général des armées ca yooyu la jamono ñu delloo ko njukkal ca xew-xew boobe ministre des forces armées dellu si waat ci liggéeyam ak taxawaay bi nga xamante ne ji amee na ko ak it li mu liggéeyal Sénégal liggéey ko l'armée bu Sénégal delloo ko njukkal ci kanamu njabootam Pafara Ñing mu nekk revue de troupe am bu mujj nekk nag doxub tàggatoo ñi nga xam ne ñoom la dem commandé général d'armée aérienne Birame Diop nekk chef d'état-major général des armées dem na ak honneur yëpp gannaaw ñeent fukki at yoo xam ne liggéeyal na ko dëkkam ci Ngor. Vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis. yemoo rekk ci dëgëral li nga xam ne moom nga fi fekkoon waaye nag da nga indiwaat yeneen yu bees yokk ko ci armée bi. li nu mel nag ñëpp yëg nañ ko ba ci njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci armée bi te commandement nag tax na ba ñu nag matérialiser bu baax a baax ambition yi ñu amoon ci institution bi teg armée ci kaw bu baax ci condition yi nga xam ne di wàllu organisation wàllu performance ak opérationnel lépp tamit jëm ci wàllu logistique. Plan organisationnel, opérationnel et logistique. ci ab discours bu daw yaram. ministre bi nga xam ne nag moom moo yor wàllu forces armées daal di delloo njukkal ki nga xam ne jàmm moom moo ko taxoon jóg ci biir réew mi naka noonu concept national bi ñuy dippee défense et de sécurité. la mise aux normes. ci wàllu mise en norme yi nga xam ne nag ñu daal di teg ab cantonnement bu bees nag ñu renforcer ko naka noonu nag fexe ba lépp nag tamit daal di mujj ayib moom sunu bopp jëm ci wàllu sécurité. loolu tamit nammeeku nañ ko liggéey bi nga xam ne def na ko tax yenn ci bët gànnaaru réew mi foofu jàmm daal fay dellu si ba tax njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo fa dawoon delluwaat ci yooyu la bërëb. bokk ci mbiram fexe ba ñu delloo suuf yi nga xam ne état moo ko moomoon moom mii di Semga Birame Diop daan nay liggéey lu bëree bëri ci wàllu dimbalante di social. Vous avez lancé un vaste programme de restitution. yow nag yaa lancé ab programme bu mag boo xam ne lu ñu def ba delloowaat suuf yi nga xam ne état moom moo ko moom te armée bi ñenn nekkoon ci lu nu mel tamit la ñu gis ñu indi ay modernisation ci bépp mbir bu am ci wàllu armée bi ñu bëri ci say collègues nag tamit dimbali nga leen gis nañ suñu jàqee bu ñëwee sa wat nga dalal leen jàppale leen li koy firndal rek mooy saa su ne da ngay dem ñi nga xam ne dañoo am ay gaañu wala ñu feebar fekk leen ci bërëb yi ñu nekk nga daal leen tatagal naka noonu jàppale leen ci seen i jafe-jafe. structure hospitalière d'accueil. gannaaw ba mu wëree tur bi daal di tàggatoo général aérien Birame Diop di chef d'état-major des armées moom nag bokk na ci ñaareelu pàcc bi nga xam ne dañ koo réservé cadre yi nekk ci état-major général ki nga xam ne moo nekk général Cheikh Wade moom moo ko fas yéene remplacé. yeneen i xibaar ci télévision Futur Média 20h tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi ñu fanaan jàmm.